yooyu yëpp alhamdulilah lépp mat na incha allah ñu moom ñu ngi góorgóorlu bu baax góorgóorlu ci nan ci li ñuy digle ci feebar bi rek ñu ngi koy def incha allah ñu ngi koy def ñu ngi ci yoon bi moom ñu naan ñu ngi gërëm yëpp Laminsis bu baax ñu koy gërëm ñu koy sant. feebar bi moom suñ ci mën a luñ ci mën a def tamit ñu foogoon na ñu mën cee mucc rek moom moo tax ñuy jàmbat te xëy na yàlla dana ci jàppale. moo tax bi Islamique ñëwee mu ne dafa ñoo bëgg a jàppale pour mbirum feebar bi dañ cee kontaan ñu jël ay ndoxu raxasu ut nañu ay ndoxu raxasu jox ak saabu ñu def ci eau de javel ak madaar yëpp buntu kër bu nekk ñu teg ci benn léegi dañuy def man maay présidente groupement bi dama jël ñaari nit ndax côté bu nekk ma teg ci nit ma teg ci Jaari Gueye benn côté bi ma teg ci Seynabou Gueye ma ne ko dama bëgg comme man kenn laa mën naa surveiller fii nga surveiller ma côté bële comme ça bidon yi bañ a manqué ndox bu nga ñëw làmb bu fekkee ne bidon yi amul ndox duggal ci biir kër gi nga jël guttu bu laaj ci ndox lu tax bidon yi amul ndox dugg yëlal guttu bi nga sotti bidon ba mu fees nga teg fa saabu ak bii xale bi ñu dugg raxasu mag muy dugg raxasu ñu foogoon ci feebar bi bu baax parce que ñun wax dëgg yàlla yëpp daf ñuy jàppale ndax bu ci duggee moom suñu bopp lay lor ndax ñun buñu dee faju ñun amuñu lu ñuy fajoo ndax yaakaar naa nit ko amul loo jàppandu nit ko amul loo lekk yaakaar naa doo mën a tala faju ndax mu ne kenn dalul dara surtout nawet bi ñu nekk nii ku ci nekk doo yore sa njaboot moom nga bëgg muy waaye du faj kon nañu jàpp bu baax ndox ñii ñuy wax bu xale yi ñi wax xale yi ñuy raxasu mag ñi ñuy raxasu ñuy takk masque man de masque bi wax dëgg yàlla man kontaan naa ci ndax lu tax ma ne man kontaan naa ci ndax sama gox man nee naa képp ku ma dajeeg yow te yoraloo masque dama naa dellu kër nga jël sa masque man noonu laa ko doxalee muy xale muy mag moo tax ñoom ñu amoon ñu ñëwoon kër ga démb sax di saytu xëy na mën nañoo seede ne dañoo fekk ñëpp sol masque ndax ñun fooguñu leen sax dañoo ñëw rek gis leen te ñoom bu ñu fekkoon woon nañu sol masque xëy na dañu def ne loolu du dëgg si ñun waaye ñun dañ ko jàpp nañ ko bu baax wax dëgg yàlla gërëm nañ leen man Seynabou Seck waaw président groupement. laa leen waxaat tey yéen gañe ngeen tey bu fekkee ni bëgg ngeen ko mën ngeen gañewaat l'essentiel est que dinaa peut-être expliquer presse bi naka la jeu concours bi demee maanaam dañoo am ay surveillants dañuy dugg ci dëkk yi suñuy dëkk nekk c'est à l'improviste duñu tàggoo bu ñu ñëwee ci dëkk bi fukki nit yi jiitu yi ñuy njëkk a dajal dañuy xayma ñaata nit ñoo takk masque bu dee ñuy takkul masque mët na 5-0 donc noonu lañ ko defee ba 10 maanaam 10 personnes bu ñu fekkee 10 personnes takk masque ñi njëkk a dajale ñu takk masque dëkk bi day am 10 sur 10. après aussi contrôleurs yi aussi superviseurs dañuy dugg aussi kër yi dañuy tànn fukki dëkk au hasard fukki kër yooyu bu ñu fa duggee dañuy comme ni ko ndaw si waxee sànq dañuy seet ndax foofu am na raxasukaay ak saabu. bu dee fukki kër yi maanaam dañuy wàññi voilà donc lu mu am rek mu jël c'est sur 10 aussi beneen bi maanaam mooy distanciation sociale maanaam dendante bi boobu aussi bu ñu demee dañuy xool ci dëkk bi ndax amul ñiy football ndax amul grand place ndax amul xew maanaam mooy banee wala naxar nit yi groupe loolu aussi bu ñu amee benn ñaari faute 0 ngay am moo tax waa Famponi ñoom am nañu 10 sur 10 port du masque am nañu 10 sur 10 lavage des mains am nañu 8 sur 10 maanaam ci wàllu distanciation sociale maanaam dendante bi kon boog waa Famponi jar nañu tàgg voilà ñu bëgg aussi yeneen dëkku Morlan yi ñëpp roy ci loolu dara lu dul naa lii dañ ko indi fi tey pour wax leen rek nañu liggéeyi nañu dem liggéeyi waaye nañu respecté lii ñi liggéey ci wér gu yaram wax mooy nañu raxasu nañu takk masque nañu dendante je pense loolu laa dañ doon kii ñu frustré ne ñu am yaakaar ni
ah waaw nañu soriante voilà man séeréer la voilà nañu soriante voilà nañu moytu di dandante ànd noonu voilà donc loolu séeréer moom déglu ma voilà en tout cas félicitations pour kii donc Seynabou da ngay ñëw ma jox la donc chaque groupe qui gagne chaque village qui gagne am na fukki junni voilà donc Seynabou fukki junni yaa ngi nii pour jàppale leen seen liggéey xam naa ne c'est bien pour que yéen président dañuy gërëm ñëpp dañuy am ñëpp lu ñu soxla bu ñu kii moom mu taxaw fi mu nekk nii monsieur le maire gis nga li mu def fii li ne li nekk la ñetti téeméeri kilo ak ba ñetti téeméeri kilo waxal ci caméra yi waxal ci caméra yi. waaw ñetti téeméeri kilo lu tegal xam nga juróom fukk ak ñaar semence pour jur gi pour sàmm yi moom pour sàmm yi dafa dimbali pour sàmm yi ndax sàmm yi léegi su toolee su sewetee ñetti weer yi rek la jur gi di am dund si ngay am ñax su demee juróom-ñeenti weer yëpp dara du am léegi nag moom dañu see jàppale ñun sàmm yi fi mu nekk ni bërki démb rek loolu il faut ma jaaraat ci bërki démb la jëndal njëgu 3 millions 500 pour aliment ñu jaay ko noonu la defoon daaw noonu la defaat ren gis nga mu indi na tegaat ci mu indiwaat semence boo xam ne muy jàppale sàmm yi monsieur le maire moom tegtalewul sàmm ak béykat moom sàmm ak béykat yëpp la yemale ñun sax léeg-léeg daañu wax béykat yi la àndal waaye nag sàmmkat yeeg béykat yëpp la yemale moom amul kenn seen dafa bëgg pour ñun ñu mun a awaat ci càmm gi ndax léegi àll bi léegi yaatatul moo tax ñu ne ku nekk naa jël ci semence bi mu ji ko mu toppatoo ko def ci li si war su noor jotee du am coono ci jur gi soo ko gubee nga dencal ko si jur gi si noor jotee ba ñax mi jeex doo am benn coono da nga ko jox jur gi nga mun a toog doo am benn fatiguement loolu nag wax dëgg yàlla ñun monsieur le maire ñu ngi ko ci sant ndax mu def nu sàmmay moom dañu def na bàyyiwul benn yoon muy dimbali ci aliment muy nu dimbali ci aliment jël alalam def ko ci nun pour jur gi raw jur gi bañ a yàqu su nooree ndox amul day jël gannaaw amul waar bi ñu demandé woon agsiwul day jël bi ci mairie bi raakoolam mu dugal ci robinet bi mu jox sàmbay ñuy wëgg wax dëgg yàlla ñun mënuñu ko fay ñu koy ñaanal yàlla rek yàlla na yàlla àggal mébétam bi fi mu jëm waaw ñoo ngi koy nuyu di ko sant di ko gërëm ñun de wax dëgg yàlla amuñu payam waaye bàyyi nañu ko yàlla payu yàlla moo gën payu nit. seen jafe-jafe lan la woon. lan la woon seen jafe-jafe. suñu jafe-jafe li mooy suñu jafe-jafe dund jur gi ak àll bu xat xam nga léegi àll bi dafa xat te àll bi li mu xat nit wax dëgg yàlla loolu moom mënuñu ci dara ndax borom tool yi jël nañu seen tool yi ñu am ay projet ñoom ñoo jël tool yi yéen waaye nag yëf moom gisul loolu moom dafa jël alal dimbali si sàmm yi jafe-jafe ndox lañu amoon moom muy monsieur dimbali tabax na abreuvoir bi pare bi ñu téye rek moom mooy entrepreneur moom mënu tardé waaye gis moom tardé luñu jëlal alam def ci pour nañ am fu jur gi di naane ak fu jur gi di wëtte ay lu jur gi lekk ñu ne gannaaw yàlla ñun éleveurs yi loolu rek lañu am su ñuy jàppale si jur gi daal pour mu mun a raw loolu rek lañu am waaw wax dëgg yàlla nag dama déggul wala bu baax waaye kon dinaa ci wax lu ëpp lii ndax man dama ko gërëm bu baax dama ko sant dama kontaan ci moom gannaaw fii man maa fi président éleveur wax dëgg yàlla dafa ma xëcc indi ci boppam soxla bu ma am mu jàppale ma kon ne wax dëgg yàlla man sant rek laa am ci moom di ko ñaanal yàlla ne yàlla àggal mébitam fi mu jëm. maa ngi leen di nuyu bu baax a baax di nuyu Fatou Ciss ak suñu monsieur le maire Yves Lamine Ciss di leen gërëm di leen jaajëfal li doon seen tànk tey ndax boo déggee baykat bay moo tax ñuy wax baykat bu bayul rek kenn du wax ne baykat ndax gis nañu seen yéene ci ñun ak seen pas-pas ci ñun ak lëkkaloo bi ñu lëkkaloo ba tax ngeen jóge fi ngeen jógee tey ba ngeen ñëw fii ci Morolan ngeen indil ñu jiwu kànja ji ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax di leen jaajëfal di leen ne suñu ànd bi yàlla na gën a jëm kanam yàlla na ko yàlla gën a yàggal ku nekk lu mu ci bëgg rek mu am ko ndax boo gisee carton yi ak pot yi yëpp xam naa ne bari na lu toll ni 100 kilos kànja
ngeen indil ñu ko tey jii ci suñu commune Morolan ñun jigéenu Morolan jigéenu union Morolan ñun amuñu dara seen fay lu dul gërëm dañ leen gërëm ñu ngi leen di gërëm di leen sant gërëm nañ leen ba fu gërëm yegg kanja baa ngi nii ñun wax ngeen ñu pour ñuy bay yaakaar naa ne lii buñ ko bayee duñ ko rëccu ku nekk xam na kanja lu muy njëriñ ku nekk xam na njëriñu kanja kon wax ngeen ñu indil ngeen ñu lu bari lu rëy a rëy ngeen ñu indil tey lii buñ ko bayee fii ci biir commune Morolan yaakaar naa ne ku soxla kanja ren jii rek doo ko manqué la kon nag ñu ngi leen di gërëm di leen sant ci turu njaboot bi yëpp ci turu commune bi yëpp ñu ngi leen di gërëm di leen sant. tey ñu ngi fi tey. voilà. maa ngi tudd François Marie Alassane Samb man maay coordonnateur UGPF donc mu ngi kuréel boo xam te ni kuréelu jigéen ñi ñu ngi fi ci tund Morolan di liggéey ak ay partenaires dans le cadre des projets donc tey ñu ngi rafetlu jotaay bi ci commune bi lu mu xalaat jigéen ñi ak baykat yi donc bu ñu xoolee bu baax jamono yi passé ñu ngi woon ci ay distribution gel hydroalcoolique ak solution yoo xam te ne pour raxasukaayu loxo la pour lépp loo xam te ni daa dem ci mbax mi ñu mën ñoo sori ci plan riposte Covid bu commune bi dafa initier benn volet boo xam te ne dafa dem ci résilience économique ci résilience économique boobu mu am résilience bi lu dem ci agriculture donc ci tundu Morolan dañu gis at yi weesu taw bi day xaw a du bëri loolu par rapport ak at yi passé donc pour loolu dafay neex bu ñuy jàppale baykat yi ak éleveurs yi ñuy dëggal ay semences au niveau local yoo xam te ne day ànd ak problème climatique yi donc ci loolu la commune bi ci volem gis ni jàppale jigéen ñi am na ci solo trop te bu ñu defee diagnostic bi dañu gis ni jigéen ñi li ñuy gën a bëri daa dem ci côté kànja donc ñu gisaat tamit nag ci tundu Morolan dafa doon am ay opposition yu bëri entre agriculteur ak éleveur donc ci loolu face caméra voilà ci loolu souvent buñ ci wax mooy ni éleveurs yi dañuy naan ni ñoom dañu ñàkk fourrage ci loolu la commune bi xalaat ak pexeem wutal leen semence fourragère pour ñoom ñu expérimenter ko ci zone bi muy lu ngeen di gis nii mu nekk idée bu innovant ci biir Morolan parce que bii mooy première fois ñuy tester variété bi au niveau local donc ñu ngi lay remercier monsieur le maire baykat yaa ngi lay remercier femmes yaa ngi leen di remercier à mon nom donc lépp lu ci war ci accompagnement technique suñu équipe au niveau local dina ci jàppale baykat yi jàppale ci producteurs yi pour ñu mën cee am ndam merci. À une remise de dons de semences et de semences comme le gombo, mais aussi une variété de semences fourragères, qui est une première qu'on est en train d'expérimenter dans la zone. Donc cet accompagnement vient juste à son heure, c'est juste pour accompagner les éleveurs, les producteurs à tout ce qui est relatif à une résilience économique. Donc dans le secteur de l'agriculture, on a pensé accompagner les femmes. Parce que les femmes sont des vecteurs de développement, elles sont toujours là, dans la zone. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'elles cultivent beaucoup, voilà, elles cultivent beaucoup le gombo. Donc, ça serait intéressant aussi de les accompagner dans ce sens. Concernant la semence fourragère, c'est une première expérimentation au niveau de Morolan, parce que souvent, il y a des oppositions entre cultivateurs et éleveurs. Vu ces conflits-là, la commune a jugé nécessaire d'accompagner les éleveurs et les producteurs, c'est seulement les éleveurs, mais aussi les gens qui ont des chevaux, des équidés, pour qu'ils puissent expérimenter cette variété de semences fourragères. Donc, merci. L'Union des femmes de Morolan participe ak waa bureau bi yëpp maa ngi nuyu aussi Biram Sow ak membre association bi yëpp rawatina nekk waa bureau bi. defe naa ne François wax na ci sànq mooy dañu nekk ci cadre xeex mbas mi donc mbas mi bu mu ñëwee Morolan ba léegi ñun tooguñu daan nañu xeex ci wàllu santé mais fu mu nekk nii ñu ngi ci côté koom-koom bi keroog commencé nañ ko ak sàmmkat yi
fexe ba ñoom ñu jënd ñaari fukki tonnu ripaas jox ko jur gi tey ñu ngi fii pour surtout jox leen jiwu ñebe waaye ñebe bu xam ni day bari ngooñ moo tax ñu ñëw fii tey fexe aussi ba maanaam éleveur bi mu bañ a rek nekk fii di dugg ci àll bi ak ndangam ni mais léeg-léeg mu am ngooñ bu xam ne daf koy denc ci biir këram loolu dina tax te loolu je pense que aussi François wax na ko sànq technique de conservation aussi dañu ko war a jàng maanaam nu ñuy dencee ngooñ boobu def naa ne am na ay technique ñuy wax ay ensilage wala yeneen def naa ne ñoom dinañu jàngal pour que ñoom ñu mën a denc ngooñ bi ba jamono yu mel nii comme ça jox ko jur gi te du sonn beneen bi maanaam mooy kànja bi moom c'est la même se mën naa wax ni moom la jigéen ñi di bay moo tax tey ñu jënd donc boo xoolee maanaam gerte ñebe bi nekk na 332 kilos le kilo c'est à 1400 francs parce que c'est une semence quand même sélectionnée kilo bi 1400 la boo ko xaymay mu nekk 448 000 maanaam juróom-ñeenti fukki junni yu manqué ñeent téeméer loolu mooy kii bi boo jëlee fi bii maanaam nekk na 200 pots wala mu nekk 100 kilos donc boo xaymaa mu nekk 1 300 000 maanaam le pot à 6500 donc boo ko bu nekkee 200 pots mu nekk 1 300 000 donc loolu ñu ngi ko jëlee fan nekk ñu ngi ko jëlee ci maanaam xaalisu commune bi mais fan la jógee exactement aussi c'est bon à savoir parce que ñu ngi ko jëlee ci benn projet bu nekk fii donc sur des projets yi dañoo signé convention ak ñoom sur chaque tonne vendue dañuy jox 10 euros maanaam fukki euros maanaam junni ak ñetti téeméer à peu près junni ak ñetti téeméer yooyu moom ci dañuy jël parce que junni ak ñetti téeméer bu dee 10 euros ñetti euros yi baykat yi ñoo ko moom dañ koy delloo baykat yi waaye juróom-ñaari euros yi commune moo ko moom mais comme ñu ngi ci mbas moo tax ñu jël ci xaalis boobu jëndee lii pour que vraiment may baykat yi doole kon maa ngi ñaan aussi bien éleveurs yi ñoom Birame Sow maa ngi ñaan jigéen yi ñoom Fatou li ñu leen jox nii vraiment ngeen aar ko ngeen ji ko ngeen bay ko ngeen góob vraiment mu njëriñ leen loolu la ñuy ñaan yàlla ñu ñaan yàlla tamit nawet bi commencé nii vraiment mu tàmbali ci jaam jeex ci jaam ndox mu taw ndox mu sedd guy ànd ak barke mais nag tawal moom bu fekkee ni bay leen ko moom day booy foog ngeen bay ko tamit donc maa ngi ñaan ñoom François aussi ñoom ñu topp liggéey bi ñuy ndameeku képp koo xam ne toolam booy na François na ngeen ko baare képp koo xam ne ji na te toolam booy muy Birame Sow muy Fatou ñuy jiite ñu nañ leen baare vraiment kooku dama bëgg vraiment nit ñi góorgóorlu parce que économiquement dañoo bëgg mor naa sukkaliku vraiment loolu laa amoon ci point boobu maa ngi leen di gërëm di leen sant. waaw kii bi daa bëgg mu feeñ voilà bi daa bëgg mu feeñ voilà.